على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي من عم بسحبه على نبي Mamadou Cheikh Seydi Hadji Malick boo bëggee mesurer taxawaayam ak dayoo liggéey bi mu liggéey da ngay xam ba muy waaj fi mu doon ji suuf sa nan la meloon bi mu doon waaj ak pas-pasam bu rëy ba fi mu doon jëmale li mu doon def lan la fa fekk maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu dafa taamu Kajoor cosaanoo wu fa nag ndax cosaanam mi ngi diggante Fuuta ak Jolof boo jëmee tey Jolof jaar Touba soo génnee Touba jëm Daara Jolof boo ñëwee ba dëkk bu ñuy wax Sagata à quelque 15 kilomètres de Daara boo jàddee ci sa ndeyjoor daw juróom-ñaari kilomètres di nga dab dëkk bu ñuy wax Siin ca Jolof foofu la ñu denc maam Ousmane Sy mooy wuy juru Seydi Hadji Malick booy juróom bu jigéen bokk Fuuta maam Fawad Wele nga xam ne pratiquement ci jàngati gëstu yi nit ñi def ci day wone ne maam Ousmane waroon naa mën a jur nit ku mel ne Cheikh Seydi Hadji Malick waaye ne fallait que nag mu taseeg jigéen ju mel ne maam Fawad Wele ndax sell ga mu selloon ak nangu ga mu nangu woon ak jaamu yàlla gi mu jaamoon yàlla. dañuy def genèse bu ñu defee genèse dinañ xam dëkk lu koy yor dëkk 3 capitaux yi ñoo ko yor mooy la capitale symbolique la capitale historique et la capitale sociale te bu nee capitale sociale day yóbbaale intelligentsia bi yóbbaale ressources yi ñu am yëpp te bu ñu xoolee Tivaouane historiquement. après les 4 communes moo nekk la 5e commune kon bi maanaam bi commune yu tubaab bi defaroon bi mu jeexee rek moom mu nekk la première commune sénégalaise depuis 1904 en 2004 am na centenaire de communes mais bu ñu xoolee depuis boobu ba léegi économiquement même bu amee ay amu rentabilité dans la vie active de Tivaouane bu dee capitale symbolique bi mooy Tivaouane capitale symbolique la ndax ku ne Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu moo tax góor ga nekkoon Bissau Haroun Rachid Diallo mi nga xam ne Sëñ Babacar Sy moo ko yar ba mu demee ñibbi ba muy tagg Tivaouane loolu wax Tiwaawoon madinatu nuurul ilmi kaabatu mu'tiqin Tiwaawoonu mahalul muqrimi al mutanawimi xam foofu lu mu fi jàpp Tiwaawoon la ville lumière du savoir loolu wax la ville lumière xam nga dëkk bu ne ma nga nekk la ville du savoir ma nga nekk la ville du kii mais la ville lumière parce que boo xoolee tasawuf spiritualité lumière da ci am doole parce que indice doomu aadama yëpp day repose doomu si nit lépp luy dem environnement lépp day repose nit moo tax bi mu ne la ville lumière du savoir moo tax nag ma xam ni ñun suñ savoir fan la mën a fan li lépp luy mën a def si économie wala leneen day aju si xam-xam mooy savoir avant tout te Tivaouane am na capitale symbolique mooy tur Alhaji Malick capitale historique bi mooy même au temps di Kayor loolu nga dafa am beneen enjeu bu am doole Tivaouane parce que dëkk bu ne réew mu ne dafay am ardul muqaddas te Kajoor mooy ardul muqaddas Sénégal commencé depuis 1700 quelque Cerno Souleymane Baal seen maam yi jaar nañ fii Pire Cheikh Omar jaar na fi góor gi nekk Yoof ngaa xam gi la nekkoon seen Touba radiyallahu taala anhu suñu maam jooju jaar na fii Mbàkke Kajoor bi maanaam tous les awliya de Dieu tous les lépp li def ko du siyaar Sénégal jaar na Kajoor Seydi Hadji Malick nag moom mi nga xam ne moom li ko seen Cheikh tuddee majhul umma moom mi nga xam ne moom kenn xamu ko mu ñëw dëkk fi far tëdd fi dafa ñëw ci contexte bu jafe ndax Tivaouane maam Cheikh Seydi Hadji Malick daana fa ñëw avant 1900 waaye ne 1900 nag la fa installé bi muy ñëw Tivaouane fekk na Tivaouane mooy xolu Kajoor Tivaouane nekk chef lieu du cercle du Kajoor chef lieu bi
c'est-à-dire commandant de cercle bi nga xam ne moo représenté gouverneur ci Kajoor Tivaouane la nekkoon Maysa Mbaye nekk ci wetam di bras droit wu Demba War Sall di dund parce que dañu ne maam Cheikh Seydi Hadji Malick 1900 la ñëw Tivaouane mais Demba War Sall 1902 la génn àdduna dem barzax nga xam ne kon bi maam Cheikh Seydi Hadji Malick di ñëw Demba War a ngi dund Maysa Mbaye ngi dund Makoddu Sall ngi dund Sangoone Joor ak ñeneen ñoo xam ne dañoo am ay ndomboy tànk yoo xam ne ñoo ŋànk Kayoor commandant de cercle bi nekk Tivaouane di leen jàppale nga xam ne kon bi muy ñëw Tivaouane di fa installé mi ngi diggante tubaab bi nga xam ne moo yilif Sénégal désormais par la force te kilifteef gi li ko ci ëppal solo mooy diggante dig bi nekk diggante Ndar ak Ndakaaru teg fa ay nit tamit ñu am doole di ay ceddo nag àqan. ndoxinu Tivaouane dañ koo miine ci xam-xam Tivaouane foo waxee Tivaouane xam-xam la ñuy séentu ci ñoom te it xam-xam boobu ñuy séentu ñoom foo fëggee seen dënt it xam-xam nga fay fekk parce que maam Cheikhul Hadji Malick ci loolu la woote waaye ci loolu la dund ci xam-xam ci la woote ndax dafa waxoon ne alaa yaa bani haza zamani daawtukum li ihyaai diinin bil ulumi ajibu dafa woote woon ne yéen niti jamono alaa yaa bani haza zamani yéen samay niti jamono daawtukum woo naa leen ñu ne ko Maodo loo ñuy doye mu ne li ihyaai diinin dama bëgg ñu ñëw dundal diine mais naka la ñuy dundalee diine mu ne bil ulumi ci xam-xam kon waxul bil ilmi ci xam-xam mais bil ulumi nag tënkul xam-xamu diine kese yem ci waaye mbooleem xam-xamu àdduna day duggaale bil ulumi parce que mënoo ne da nga dundal sa diine li aju ci sa wàllu àdduna nga gedd ko pour nga dundal sa diine force li aju sa àdduna nga tàggat ko ba mu nduroog diine tàggat ko ba mu mel ni diine ba mën a jëriñ diine nga àndale koog diine looloo tax Cheikhul Hadji Malick wax ne bil ulumi ajibu muy dellu ci xam waxu yàlla subhanahu wa taala bi mu wax ne wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad-dunya kon bu ñu waxee daara day delluwaat ci daara maam Cheikhul Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu nga xam ne moom la fàkk tàllal ko laytaayalee ko këram nga xam ne léppam xam-xam la mu jàngale formé ñami formé tàmbale ko ca njarne formé fa ñami formé nga xam ne tarbiya ba nga xam ne moom la daan tarbiya ca njarne yeggoon na ci moom mag ñi demoon nañ ba ci xaal si tarbiya istilaahiya bi ñu yoroon nit da daan fekk ñu taal mbana mu jël loxoom dugal ko mbana ñambi yi ñu daan lekk ñambi lañ daan togg mag day ñëw fekk ñu taal mbana gi di bax mu dugal loxoom ci barke Cheikhul Hadji Malick yëkkati benn ñambi lekk te du lakk nit di dox fekk xal yi tàkk mu dox jaar ci biir ne barke Cheikhul Hadji Malick du lakk mais Maodo bi mu demee ba xool ne façon tarbiya bii ku ci continuer ak sa njaboot dana mujj njaboot gi di la jaawaleeg yàlla Maodo dafa changé tarbiya boobu indi at tarbiyatu bil himmati wal xaal ndax at tarbiya istilaahiya boobu bu ci Maodo continuer woon kon waa Tiwaawoon du ñu nekk ay nit yi ñu nekk est-ce que dégg nga ma wax Tiwaawoon nite gi ñu nite ba nit kuy xool ku nite ñëw daw Tiwaawoon jàpp waa Tiwaawoon ba bu ñu waxee ñëpp xool waa Tiwaawoon nite googu ñu am Cheikhul Hadji Malick dafa am fu mu jaar ak ñoom mooy ci tarbiya dafa fexe ba lam leen di yaree kenn du ca gis Maodo waaye yàlla lañ cay gis fexe ba bu ñuy bëgg yonent bi duñ bëgg yonent bi ak leneen waaye dañuy bëgg yonent bi en tant que yonent bi bëgg yàlla en tant que yàlla bëgg Maodo en tant que Maodo mais duñu bëgg yàlla ak yonent bi boole leen ci benn mbuus ndax yàlla dafa am fu mu féete ci xol foo xam ne ku ko fa fekk da ngay lakk attanoo dose boobu yonent bi am fu mu féete ci xol foo xam ne keneen ku ko fekk boo ko fekkee lakk attanoo ko sëriñ am fu mu féete ci xol foo xam ne leneen lu ko jéem a jaxasoo ak moom day yàqu su ko defee maam Cheikhul Hadji Malick nag fexe na ba classé nit ki xamal ko nan lay bëggee yàlla xamal ko nan lay bëggee yonent bi xamal ko tamit nan lay bëggee sëriñam ci tarbiya boobu ci la jaar ak nit fexe ba rocc ci tarbiya istilaahiya boobu dugal nag tarbiyatu bil himmati wal xaal bil himma wal xaal googu nag ci la nampatalee njabootam rabba bila xalwatin ashaabahu alan hatta istaqaamu fa yàlla allahi man xaaw tarbiya boobu nga xam ne maam Babacar Si radiyallahu taala anhu mi ngi koy junj ci Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu avant tout xam-xam parce que nit ki si yar si xam-xam si ngay xam exactement yow li nga am lan la parce que formation bi moo des ubbeeku si xel si suñu wàllu environnement socio culturel et religieux moo des suñu wàllu environnement socio politique et économique dafa des léegi nag bu ñu yaru si loolu duñ ko xam
certes que am na ñu xam bëgg mais y a des contraintes yoo xam ne doo mënoo ko élucider fu nekk mais am na ñoo xam ne tim dañoo yor benn jikkooy nitu Kajoor te mooy jikkoo sénégalais li fi xew mooy il aime plus le verbe que l'action et c'est ça le malheur c'est notre drame et c'est ce qui fait traîner la communauté tidiane dans tous ces domaines fi kulli maydani hayati loolu il faut qu'on ose le dire parce que on aime trop le verbe par rapport à l'action alors que dafa am loo xam ne wax jeex na amatu fi njëriñ il faut ñuy dem diagnostic def taftishul amakin inspection d'un lieu ñu xam lan la exactement yu pare créer des ressources humaines qualifiées sur des domaines sur différents domaines jël leen a booster leen te bu ñu leen booster nag kilifa yi ñoo sa mën a jàpp su ma waxee kilifa yi mag ñi toujours dama koy wax magu Tidiane bu amee 60 ans bu fekkee taalibi Cheikhul Tidiane laa wax de surtout bu aju Cheikhul Hadji Malick Sy bu amee 60 ans problème société des maslaha ndax ruuxam mu ëpp doole li muy dund si xelam kon su ma waxee loolu mais na commencé si Moustapha bu Pape Cheikh al Mourchid Moustapha al Amin al Mukhtafi wala si beneen wala Hadji Malick Sy Maodo bu Pape Samba Mansour ak ñeneen ñooñu mooy la nouvelle génération ñoo war a xalaat loolu pour construire le Tivaouane de demain ñoo xam ni ku nekk entité ba nga nekk benn branche la si domaine u tasawufu Seydi Hadji Malick Sy parce que mag ñi li ñuy xalaat mooy dañuy rafetal maslaha pour defar ñoom ñoo war a jël pionniers yi su ko defee ñu créer la base impliqué njaboot gi nag njabootu Tivaouane avant tout parce que am na loo xam ni ku ko li nga namp nga gàll li kulli imri'in min dahrihi ma ta'awwada toute chose est égale par ailleurs nit ki li mu namp lay gàll te ñi nekk Tivaouane li ñu namp xam ko si xadara bi am si bëgg-bëgg dëkk si dëkk bi keneen ku nekk si biti lu mu bëri moyen mënu ko def Tivaouane kon léegi il faut qu'il y ait une synergie d'idées et d'action te loolu pour mu am nag waxtaan di am waxtaan waxul dajale ñëpp toog sur benn affaire yu waxtaan non waxtaan bi mooy créer benn link ne domaine tel soxla leen si par exemple 20 personnes ñu war ko andi ko domaine tel soxla leen si 20 personnes bu dajaloo def ay études génne document teg ko na am document de base ñu xam ne on travaille sur 10 ans sur ça. donc bu Cheikh Seydi Hadji Malick nekkee juróom-ñaari at njaarnde ci biir àll bi di fa waajal mission bu rëy bi ko yàlla jox di fa tàggat mag ñi ci gëstu yi gën a avancé jàpp nañ ne formé na ci njaarnde lu ma 850 muxaddam yoo xam ne ku ci nekk ci moom nga jaar mu jàngal la tarbiya la gëstu la seet la ba nga doy ko mu muxaddamal la ba pare seetal la bërëb boo xam ne fa ngay dem ci Sénégal nekkal ko fa ku mënta jëf si ci moom yem ci yow bi mu defaree liggéeyam boobu ba pare nag tasanteeg les années 1898 1900 tubaab bi nag commencé téye réew mi mag ñi mu doon demalanteeg dikk leen teel kóllëranteeg ñoom diggante Ndar ak Ndakaaru jëm daan dem ak dikk ñoo ko wax ne boo yàggee ci àll bi watoo di nga joteeg tubaab bi ndax doo xam loo fa nekkee nit ñi dinañ ñëw fii ne ko Malick nga fële di waajal nii wala waajal naa te bu dalee ci sa kaw na yàq sa liggéey loolu moo indi Cheikh Seydi Hadji Malick ci dëkk boo xam ne ñaari puissance la fa fekk. en 22 ans mu def fa loolu mais yemut Tivaouane Sénégal gépp la couvrir parce que dama ne la ba muy jógee Njaarnde ci gëstu yu wóor waxuma dégg naa waxuma gëstu yu wóor yoo xam ne dañ ko identifier nangu nañ ne au moins 850 muxaddam yu nit ñi xam ñooy kan fu ñu juddoo fu ñu bokk moo foofu lañ jógee mu lijaasaal leen muxaddamal leen ne la yow Mamadou demal bërëb sangam yow Mbay demal bërëb sangam yow diw demal bërëb sangam tasaar leen ci réew mi loolu doyut yóbbu Côte d'Ivoire yóbbu Gabon yóbbu Centrafrique yóbbu Cameroun yóbbu Mali gii ay nit ne leen dem leen dogali ci nit ñi ku Tiwaawan sori ci yow rek na yem ci yéen boobu liggéey nag boo ko defee dans un contexte très difficile de domination étrangère dans un contexte boo xam ne sénégalais yi mu fekkoon ñi ci ëppoon dañ doon wax jullit la ñu waaye nag seen njullitu kii la woon rek parce que
ay ci ceddo lañ bu guddee jullit bu bëccëgee wala vice versa mu tabax leen nag ba lii fi nekk tey nga xam ne nu mu teeti lu waay gàtt xel-xel xam ne nu mu teeti c'est une continuation logique, c'est une continuation originelle du message prophétique bi jaar ci Cheikh na Tijaani jaar ci Cheikh al Umar tegu ci loxoom bi mu liggéey ko doo fee jóge. loolu rek bu ñu xalaatee war na am lu mu war a symboliser xam ne am na benn capital bu Tivaouane war a symboliser muy capital beneen capital mais capital social bi nag si laay ñëw dugg si question bi. Capital social bi mooy englober l'intelligentsia bon l'économie les ressources te capital social boobu nag tey mooy nekk suñu waxtaanu tey capital social bi mooy bu ñu xoolee li ma la sànq Tivaouane boo xoolee sa position géographique et géostratégique géographiquement Tivaouane c'est à 92 kilomètres de la capitale économiquement rek mën na jël foofu avantage Dakar fees na ñi ngi daw dugg neen Pout dugg neen ba Kër Moussa bi maanaam côté boobu amatul leen lu mën a def Tivaouane su autorité politique yi bu ñu amoon vision dañuy capter loolu ndax boo xoolee zone de Niayes ruq boobu noonu Kër Moussa ba jëm kaw Mbambilor ni fa daan def aviculture affaire yooyu noonu aviculture leen fa la def ay bay légumes fruits léegi loolu nag pourquoi pas ñu créer des hectares yoo xam ne dañuy absorber loola parce que zone bi amatu fa mën nañ ko absorber déjà loolu day ñëw si plan économique beneen bi mooy la position géostratégique de Tivaouane la position géostratégique de Tivaouane mooy instant bi dans les années 2000 moom moo nekkoon deuxième capitale économique par rapport ak Kédougou léegi nag avec l'arrivée des zircons et les kii la ressources naturelles yi moo nekk la première capitale industrie économique et minière de l'Afrique de l'Ouest loo xam naa si biir waxtaan bi dinañ jéem wax nañ leen ko développer pour am ay retombées économiques beneen bi mooy c'est la capitale de la Tidjania. Il y a beaucoup d'événements religieux yoo xam ni war na mën a am apport financier suñu biir dinañ si jéem a gën ko développer beneen bi mooy c'est la capitale des Niayes c'est la capitale des Niayes à cause de Mboro mën nañ fi créer yeneen affaire après dinañ si waxtaan beneen bi mooy capitale artisanat du Sénégal à cause de Ngaye kon léegi ngay capital social bi génne ne 3 capitaux yu am doole yoo xam ne dafa war a générer beaucoup d'argent là waxuma ay yii de beaucoup d'argent yoo xam ne neen si mën a def retour d'investissement créer une intelligentsia boo xam ne ëllëg dañuy téye les soubassements de ce pays parce que c'est la capitale des Niayes c'est la capitale industrielle et minière du Sénégal c'est la capitale artisanale du Sénégal et c'est la capitale de la Tidjania c'est la capitale religieuse et spirituelle du Sénégal. daaray Maodo maam Cheikhul Hadji Malick mi ngi ko tëralee noonu ci njàngale ak yar benn bi ci tarbiya la benn bi ci njàngale la njàngale moomu nag bi mu demee ba moom Maodo mu tàggat ay ndaw ba ndaw yooyu mujj mag nekk ay kilifa nekk ay boroomi xam-xam mu bàyyee leen nag daara ji continuer ñami continuer yàlla jëlee ko fi daara ji di continuer mag ñi yor ko ñoom sëñ Aline Gueye ak seen génération ak ña ca aju ñooñu ñëpp jàngal ñañu tolloog génération ku ci mel ni ki ñoom Serigne Mansour jàpp ñoom Serigne Cheikh wàcc ba ci suuf mboolem sët yëpp ñi nga xam ne ñoo ca war a jàng ñu jàngal leen yàlla dogal nag mu tàbbi ci si loxo Serigne Mansour benn car. puissance yi bi ci njëkk mooy la puissance coloniale nga xam ne bokkoon na ci yi nga xam ne moom puissance coloniale xeexatu ko mais bàyyi na ko xel mooy l'islam ñaareel ba. mooy la puissance ceddo parce que bi muy ñëw Tivaouane mais fekk na Demba War toog nag ñeenti at dong la toog or Demba War nag 1862 bi muy fal Lat Joor ba 1875 bi muy fal Albouri ku fi falu rek fekke na ko bokk ci parce que nit la koo xam ne dafa amoon dayo am puissance am stratégie politique boo xam ne bii même bi Lat Joor ak Albouri di ànd ak Tafsir Maba Jaxu ci stratégie Demba War la génne moo ne leen dañuy wut nguur Tafsir Maba Jaxu di wut nu fu mu tàllale l'islam soxla nañu parce que ñun am nañ doole ay militaire lañu mën nañoo ànd ak moom ci kaw ëllëg ki si biir buñ ko defalee li mu bëgg mu defal ñu li ñu bëgg mu jàppale ñu loolu ci xelam Demba War la génne ñu
ànd ak Tafsir Maba Jaxu ba kere somb bi ko buur seen commando fen di rey ñu rey ko ñoom ñu rocceeku leen fa jële Demba War la ñoom dañoo jàppoon ne waruñu faa jógee ndax Tafsir Maba Jaxu lañ àndal di xeex bu dee dañu war a dee mais Demba War nag son projet ni mu leen ko waxee c'était pas de mourir sur un champ de bataille pour la guerre sainte ñun ay ceddo lañu dañuy wut kon Demba War la fekk foofa ak le gouvernement colonial ñaari puissance yoo xam ne bu ci nekk bu l'islam nekkul sa adversaire it nekkul sa pas-pas kon buñ doxee tey ba déwén 1922 di anniversaire téeméeri at yi maam Cheikh Seydi Hadji Malick ci suuf mu ñëw Tiwaawan 1900 dugg ci suuf 1922 ñaar fukki at ak ñaar la fa def dëkk bi nekkatul dëkku ceddo nekkatul dëkku système colonial ku ne Tiwaawan sa xel dem ci Cheikh na Tidiane transformer dëkk bi mu nekkoon une ville d'administration coloniale une ville de ceddo mu jël ñaar yooyu yëpp taxañ ko def ko dëkk boo xam ne boo ko tuddee ci réew mi rek ku ko dégg rek sa xel dem ci l'islam sa xel dem ci tiyaaniya sa xel dem ci sargal bàkkal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ci nga xamee ne maam Cheikh Hadji Malick liggéeyam du liggéeyu bu yomb ba pare nag yore une stratégie boo xam ne bii moom day liggéey di liggéey bay fi ne këtt ne jonn kenn mënatu ci dara du tubaab du ceddo daanaa dégg sama waajur mu naan ndeyam nett ni ko nee na saa yoo ñëwee Tiwaawan rek gis koo xamoon ca ceddo ga fekk ko ci kër góor gi muy tarbiya nga dellu si déwoon gis koo xamoon ci ceddo gi fekk ko ci kër gi noonu la jàppanteeg ñoom ba ñoom ñëpp mu def leen li yàlla bëgg waxuma li mu bëgg de li yàlla bëgg ci ñoom yonent bi bëgg ko ci ñoom mu def leen ko te xulawu ceeg kenn xeexu ceeg kenn am liwu ci xaarma yàlla ak kenn loolu nag liggéeyu nitu yàlla la mooy demee noonu nitu yàlla buy liggéey du ca boole coow du ca boole xuloo du ca boole xeex du ca boole jàmmaarloo ndax kuy liggéey yàlla da ngay teey maam Cheikh Seydi Hadji Malick bayu fi lenn lu du lii nga xam ne ñëw na dans un environnement le Kayor boo xam ne samp fa diine lu jafe la woon mu samp ko fa mu dëgër këcc samp fa tariixa Cheikh na Tijaani bi nga xam ne suñu wasila mooy xutbul maktuum képp kuy ku ñuy wooyee nu mu tudd xutbu ci cheikh dañ lay nàmputale loolu nag li ko defal mayel moo di ak lu ko yàlla defal ñaareel ba pas-pasam bu wóor ba ak yoonam wu sell ba parce que nag ceddo yi aussi nag ñi fa fekkoon ay god piir lañu ay nit ñu dëggu li ñu gis ci moom ba ànd ak moom te defut ci ñoom doole joxu leen alal ndax amu ko woon diggu leen ëllëg lu mu moomut mais kii ñoo ko gisal seen bopp ba tey soo demee tey kër Demba War Sall kër Maysa Mbay ci Kajoor mu teeti ëttub Seydi Hadji Malick la sët yi nekk fii tey siq kër gi loo xam ne lii dañ cee cëru ndax it dañ koo dooleel. tey retombée économie war a am si département bi bu mooy première capitale bu ñu ko wax la capitale des Niayes à cause de Mboro Diogo da ngay dem ba génn Kébémer duggaat fii dem ba côté bi léegi lu gën a simple rek mooy autorité politique municipale yi moo leen a créé stade bi wala course bi chaque dimanche premier dimanche woo si weer wi ñu créé benn foire de légumes lu gën a simple benn foire de légumes parce que c'est la capitale des Niayes Sénégal yëpp di ñëw fii mu nekk luuma mois bu ne njël benn dimanche Sénégal yëpp dajee fi stade leen def ay stand te stand yi day dugal xaalis municipalité bi gars yi créé affaire économie boobu day dox. beneen bi mooy li ma ñëwoon en 2004 bi maanaam xaalis boobu dugg foofu noonu il paraît que bon si ma dégg Abdoulaye Wade moo jël xaalis boobu yóbbu ko trésor national
kon suñ politique bi war a def mooy fexe ba ressources yi li muy di génnee si générer si xaalis mu ñëw suñ trésor fii te loolu nag suñ intellectuels yi suñ économistes yi ak les hommes de droit yi nekk Tivaouane ñoo si war a njëkk a xeex avant keneen du ko defal ak suñ kilifa diine yi tim parce que dafa am benn wax bu ñuy wax Tivaouane lu bokk li farine Tivaouane naa ko wax nag après ça va vexer beaucoup de monde dina ma soxla lu nekk c'est ma vision parce que xam-xam moom su si wax dañuy wax rek buñ ne Tivaouane ñun moomuñ ko ñu sant si dafa am contexte bi ñu koy waxee ndax jamono laajatul loolu li nga moom dañ koy jël asseoir ko pare yaatal ko yiw boo ko amee te xam ni boo ko banaliser wala nga fexe ko parce que boo seq ay nit ñu comprendre enjeu yi nga leen Tivaouane moomuñ ko rek dañuy fone mooy loolu moo tax nag autorité municipale yi ak autorité politique yi di fooyee waa Tivaouane imagine tey Tivaouane retombées yi am fii bu ñu ko lijjanti woon normalement war na am benn institut technique de formation yeneen société fi nekk yëpp seen ressources humaines qualifiées fii Tivaouane lañ koy jëlee fii au meilleur des cas al amin moo naa yóbbu gars yi foofu wala ñeneen mais mi demee nii ay chauffeur lay doon mais un chauffeur dans une famille de 6 personnes ak ay talibé lan la amaan apporté économiquement si kër gi c'est parce que ñun ñoo war taxawaat jugaat lañ moom parce que kii moo ñu ko may code des collectivités locales moo ñu may loolu suuf si ñoo ko moom c'est dans notre département suñ suuf la dañoo war a jug porter le combat ut ay techniciens ut ay légistes ut ay des experts en mine ñu xool texte yi li ñu si may retombées yooyu chaque année minimum benn 2 milliards ma dugg si question au bout de 5 ans di nga tabax institut bu am doole su boobaa la diaspora tidiane yëpp dañuy inclure dans su boobaa nag bu ñu ko jëlee mën nañ créer école yu baax école de formation des métiers yoo xam ne day dugg si domaine bi ñu nekkee su boobaa ñoom bu ñuy recruter Tivaouane nañ koy recruter beneen bi mooy beneen capital ma la capital Ngaye capital artisanal ñëpp gis neen artisanal mooy soubassement dëkk Fès c'est la capitale artisanale du Maroc relation Maroc Sénégal bu defaree Tivaouane la jaar na si Mame Dabakh mu jës Al Amin avec seen kii boobu noonu léegi pourquoi pas ñu autorités municipales yi développer relation boobu noonu ñu créer link boobu noonu mën na fi créer benn foire annuelle artisanale foire annuelle artisanale boo xam ne waa Fès dañuy ñëw ñu artisan bi nekk mën na def ko au niveau de Tivaouane ou bien au niveau de Ngaye ça va générer beneen bi mooy événement gàmmu Tivaouane li muy générer si xaalis c'est trop déjà li njëkk a def am na benn année ne ma baal sama cousin Cheikh Tidiane mu créé benn foire légumes ak yooyu ma ne c'est bon on applaudit mais j'aurais bien aimé à la part de boobu parce que contexte bi mais foire des écrits et des lettres su boobaa di nga créer un tourisme intellectuel religieux di nga jaay bind yi bind si tarix bi jaay bindu Maodo après ça va générer pourquoi pas annuellement wala de chaque 2 ans ñu créer benn foire des écrits et des lettres pour le soufisme et la tijaniya dina ñëw Tivaouane mu nekk un tourisme intellectuel religieux ba pare dafa créer économie du savoir économie fépp lay dem tey li ñu def nii tey bu ñu créé benn médiathèque bu am doole wala ITEC bu am doole ñu booster enseignement bi études et les recherches sur la tijaniya le soufisme la religion l'économie le social ñu dajale écriture yëpp daf ko ay médiathèque bu am doole mais da ngay créer économie de savoir parce que gars yi dañuy ñëw lire si mais bu ñëwee may naa quelque chose entre autres yooyu da si dem beneen bi fi may daanele mooy lële gàmmu Tivaouane bu burdu amee 10 jours burdu yëpp dañuy gis ni télévision yi fi nekk yëpp minimum chaque jour ba 10 jours yi bi jeex ba 12e jour burdu ku nekk di nga def minimum 7 publicité bi dafay nekk woy Mbaye Donde woy Abdou Aziz Mbaye Daaru Habib Mame Abdou Dabakh wala nga teg photo Al Amin wala photo keneen ak keneen mais attends fan lay dugg si keesu Tivaouane te alors que bon jàpp naa ni sama cours marketing fàtte wu ma ko heure creuse publicité 1 minute bi ça fait 750 000 léegi ñun li ñu si am te les grands organes yi ñu prise ñun koo si woo événement yi du ñëw te pourtant bourde bi dañuy def publicité lépp engrange duggal seen compte beneen bi mooy nit yi dañuy ñëw yeneen société téléphonique yi mais dañuy ay dalal toon
Daaru Habibi yeneen ak yeneen mais ça génère de l'argent est-ce que capté neen ko gàmmu Tivaouane bu ñu créé woon fële entrée Aïnou Mady parking payant entrée Kër Ndiob parking payant entrée fii après yoon xombol bi parking payant fële Ndiassane parking payant non seulement fluidité fii dina jaar yoon ba pare c'est payant boo wàccee accompagner ba ñëw nga dugg sa kër toog delloo oto bi foofu c'est payant ça génère de l'argent. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait parler sur ça loo xam ni bokk na sax ñun ñu jug liggéeyi mais ce sont des atouts c'est des potentialités économiques ñu war a retirer ñun récupérer ko ba pare avant tout mu nekk ay milliards yoo xam ne dinañ mën a former suñu njaboot gi sur le plan religieux économique et social ñu soog a dugg ci beneen domaine. xam nga li gën a yéem ci booy analyser gàmmu ni ko Cheikh Seydi Hadji Malick taxawalee ak njeexital yi mu fi bàyyi mooy boo xamee ne gàmmu amoon na avant Seydi Hadji Malick gàmmu poom ceddo la woon gàmmu poom ceddo la woon dañ daan tasi ci béréb ci dëkk bu tàkkusaan jotee fu ne nit jóge fa ñu nekk ci leen neex ba fajar ku ne jóg dem kon loolu nag bu ko Cheikh Seydi Hadji Malick jël baat ba tëggaat ko ba nga xam ne soo ko waxee tey Sénégal daf lay renvoyer à regroupement de musulmans ñuy sargal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla ci jàng alxuraan ak ci zikkër ba fajar jot ñu tàggali ko ci nga xam la dimension de l'impact de ce phénomène c'est-à-dire dafa jël yëfi ceddo tëgg ko ba mu nekk yëfi jullit piir bu guddee ñu tase ci jàkkaam ju tedd ji di sargal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu fekk na mu bind téeréem bi nga xam ne mënees na cee nag tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taggin boo xam ne mais doon na bañ nag ñu def ko ñu jàppe ne moom la muy gëstu di laaj di seet di settantal ba gis téere Muhammadul Busiri yi bii nga xam ne tagg néew na tagg yu àgg ci moom ndax am na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nan ko jàng ñu daal di koy xaaj guddi gu jot ñu génne benn bunt waxtaan ci li mu lënt li mu ëmb ci zahir ak ci baatin daal di dem noppalu ji bu ñu yeewoo ba noppalu daal def séminaire de mise à niveau de compte rendu. Pape Abdou Aziz Al Amine dinaa waxtaan mënuma ce qui est malheureux en Tivaouane y a tout mais y a rien mënuma parce que fi nga gis mag am 60 ans amul projet de société parce que nag bu ñu nax suñu bopp ñun les communautés religieuses sénégalaises li ñu def projet de projet juma du projet daayira du projet parce que loolu c'est du fait en soi musulman bu ne war nga am juma bu nekk à la hauteur de ta communauté projet bokkut ak li la yàlla jox wala une fait en soi sa waajibaat juma institut islamique yooyu yëpp waajibaat la dafa war si doomu aadama parce que bu amul si yow doo nekk li nga war a doon projet mooy comme ni nga wax nii ñu xool localité bi ñu dëkk environnement bi qu'est-ce que l'environnement nous a offert loo xam ne bi nga ko jëlee xalaat si comme ni sëñ Saliou Mbacké waxoon xel koom la yàlla bu la joxee xel pare nag yow économie bu gën a fiable mooy xel te xel da nga koy namm te Marbou Cheikh daan wax ni bannaw lil wara qabla al maqasid ma aydi kulliha bi nuurin tashakkalu nee na il faut bâtir les consciences tabaxal conscience yi xel yi namm leen bañ ñor bala ngaa tabax édifice yi parce que boo tabaxee édifice yi te tabaxoo xel yi du dem parce que dañuy jël édifice jàppee ko benn joyau bi ñu seetaan boo nammul xel yi économiquement du ñu xam exactement te moo ñu dal nag pour revenir ci question bi loolu moo ñu dal ñun waa Tivaouane nous sommes assis sur une mine d'or sans pour autant le savoir ñaara mën a am quand j'étais à l'université en 2004 juste en 2004-2003 en tant que bi ñuy def affaire syndicalisme étudiant ñu doon waxtaan benn jour je veux pas citer de nom am ku ñu wax ni benn réunion yu amoon en tant que amical ñu wax am ñu ne am na ku ne chaque fin d'année dañuy dem seeti sëñ bi jox ko
wàll Tivaouane si ressources yi nekk si département bi bi ñu waxee man leen non c'est pas vrai bu fekkoon wax na sëñ bi ne ko lii mooy wàll Tivaouane si suuf si fi nekk du ko jël mais dañuy dajaloo ñëw na ko ñii ñu usine bi mu wala société bi moo ko ziare sëñ bi kon y a une nuance kon léegi wax ji mooy li ma la sànq waxu seen cheikh bi li ñu ko def moo ñu jàng bañ xam suñu environnement socio-économique lan la. programme boobu yàlla dogal bi ñuy wër daara yi di xool daara yi nga xamante ne am nañu taxawaay ci njàngale am nañu taxawaay ci saytu xale am nañu taxawaay ci téye xale ci téewin wu rafet woo xam ne amaana tey bu ko fa woy juróom fekkoon du am luy naqari ci xolam ak it ci wàllum njàngam ci wàllu éducation ak yëppam yàlla dogal daara ji bokk ci daara ñu tànn biñ ko tànnee it am na ci loo xam ne dimbalee nañ ko daara ji ndimbal loolu chaque jour da ngay gis fii daara ji dañ fiy togg boo geesoo ci ginnaaw léegi da nga gis maire yi yaa ngi leen gis ñuy togg léegi ñuy togg pour taalibe yi la chaque jour am nañ jour yoo xam ne dañuy toggal taalibe yi fii yeneen ci des tamit waa dëkk bi parce que it daara fu mu nekk ña nekk ci koñ ba ñooy borom daara ja mooy maire yi nday daara yi tamit taxaw. ni ma ko doon dunde bu jëkk rek laa koy dunde ndax laata lii di am fekk na ñu di ko def moo tax bi mu ñëwee ma continuer ko rek di ko def amul soppi ko boroom bëggul ñu soppi ko bëggul ñu def ko beneen façon bu dul am dafa wax ni dal leen togg leen bu fi nit ñëwee fu mu nekk bu ko fa bool waree fekk na ko fa fekk kër gi na nekk këru yàlla na kër gi yaatu taalibe yi nañu macha allah añ ba suur reer ba suur naan ba màndi bu kenn xiif su ngeen ñëwee su ma fi nekk ak su ma fi nekkul ku fi nekk na làmb li kooku soxla su ko amee mu jox ko waaye man daal soppiwu ma dara waaw lii lu yàlla indi la loo xam ne nag dafay yàlla daf koy indi muy ñëw di dem di ñëw di dem kon boo ci tolloo ba agsi ci yow da nga war continuer li amoon nga bàyyi ko fa li nga ci mën yokk nag nga yokk ko yokkin bi nag moo di moom dafa ñu ubbil buntu macha allah bàyyi ñu ak suñu sago may ñu jàmm may ñu sutura defal ñu daal loo xam ne lii wax dëgg yàlla ku jóge ca biti wala ca àll ba boo ñëwee na nga fi daan fekk ci papaam Abdou moom nga fiy fekk waaw di nga fi fekk lu ko ëpp Serigne Abdou Al Amin nekkoon fi di suñu mag boo xam ne bii bu gàmmu masaan jot wala ziar général lu mu warloog famille bi daf koy def macha allah nekk fi ñu di ko ñaanal yàlla na yàlla yokk leeram ci baayam yi mu fekk ak magam yi fa nekk ñëpp yal na leen yàlla may mba yàlla borom sutura la. soxna Adama Diop laa tudd man maa ngi dëkk fii quartier El Hadj Malick njëkk bi ñun ñoo ngi ciy barkeelu bu baax sama añ sama reer yëpp fii lay jógee fukki at ak ñett maa ngi ci dund ci añ bi ci reer bi fukki at ma di ko fi dund sama morom di fi dund fukki at bala lu ko ëpp yëpp añ bi reer bi yëpp fii lay jóge ci waañu soxna Aida Sy am na solo ci ñun éduqué nañu bu baax ndax koo xam ne si da nga war a dem jënd wuti añ wala nga war a jëndi jël sa dépasse dem ndugg ñëw togg nit di jël dépasse am di togg di yàq di la jox ngay lekk boobu bu am solo la parce que bu fekkoon joxuñu añ joxewul reer ku bëgg añ da ngay dem jëndi ko xam nga n'est-ce pas ñun jëndiwuñu añ jëndiwuñu reer lu ëpp fukki at ak ñett a ngi nii sunu añ sunu reer sunu ndékki sunu lépp sunu yére yi ni sol sax soxna Aida da koy jënd kenn ku ne mu la koy yónnee fa nga nekk ku fi jël si añ rek soxna Aida da lay wodd di wodd sa njaboot moom kër gi da koo ubbi rek tuddee ko këru yàlla moom kër gi moom këru yàlla rek la ko tuddee doon nag jigéen ju ubbi këram na yaatu xoolul séréer baa ngi dugg xoolul pël baa ngi dugg xoolul naar baa ngi dugg xoolul wolof baa ngi dugg moom ku dugg rek accueilli na la
boot na la ëmb na la yërëm na la. soxna Aïda nag moom dafa nekk soxna xalif bi nekk doomu maam Abdoul Aziz Sy Dabakh mi nu tuddee hôpital bi donc mu def ko yëfu boppam ëpp na ay ati at avant même muy nekk hôpital ba mu nekkee centre de santé bi léegi moom dafa cërale boppam loolu añ ak reer pour maladie bëggul kenn ku ko si fekk donc loolu moom ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax naa daal cër bu mu jox hôpital bi ak ki nu tuddee hôpital bi ak yërmande bu mu am ci population ñi nga xam ne fu nekk la ñuy jógee ñëw di fi faju si moo waral loolu. xam nga hôpital Tivaouane dafay ñiy jóge ci àll bi di faju ji sax booy seet moo ëpp ñi dëkk ci Tivaouane fu nekk la nit di jógee di fi faju si te dañ fiy ñëw lu bari duñu am parfois mbokk ci biir Tivaouane wala buñ ko amee tamit dina métti pour ñuy indi lekk añ ak reer donc boo amee koo xam ne si moom dafa décider ne chaque jour dina indi añ ak reer soulagé na ñu bëree bëri nit ñi dañu koy xaar bu balay añ bi di ñëw bool yëpp dinañ tegu ñuy xaar bu ñëwee ku nekk jël si sa wala accompagnant yi sax parfois tamit dañ si xéewlu donc lu njariñ lu bëree bëri la am ci hôpital bi. dépense bi moom ak gérer gàmm dafa doy waar ndax ku toll ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moo tax ñu bind ñëpp kooku buñ ko dee defal gàmm dañ ko war defal loo xam ni bu gàmm bu kenn dul nattable la war a doon moom mi ci boppam bu boobaa nii muy def ni amul kem ci dépense bu boobaa dafay wax rek gétt yaa nga fële nañ dem xar yaa ngi fi macha allah lépp a ngi fi daf may jox feu vert boo xam ne daal man ci sama bopp ni ma ko bëggee te mu rafete ni noonu lañ koy defee waaw amul lu ma da dépense ak moom amul ndax mën na ma jox léegi lu ëpp lu ma daan jox ma ñëw ni ko abal ma foofu dara waaw ñëw ni ko jox ma foofu dara xam nga kooku kon wax dëgg yàlla kenn amul payam ndax sama papa sax nag sama xarit la woon ni nga ko waxee sama xarit la woon dama daan togg fii reer bu ma toggee reer fii ba pare ba séddale gan ñi wala ma bàyyi kook sama doom bi wala ñii mu nekkal ma bàyyi leen fi ñu sédd man ma jël oto bi dem yóbbu reer yi bala sama papa di ñëw ci burdu bi mu reer ba pare ma ànd doog moom ñëw waaw loolu moo doon man loolu rek moo doon sama liggéey ndax man dama daal loolu laa ma sa bëgg rek loolu laa ma sa bëgg dama bëgg di yëngu waa di yëngu di ànd ak nit ñi nekk ak ñoom benn du ma yëkkati sama bopp du ma féetale fenn sama bopp ndax doomu aadama laa comme ñëpp. waa question boobu soxna si am na solo trop ndaxte malade yi daf si am ñoo xam ne dañuy nekk sous régime loolu service bi moo koy gérer ak major bi ñooñu noonu bu fekkee ne li ñu war a lekk jour boobu tomboywul ak lu ñu war a lu ñu togg ñoom beneen régime la ñuy am boo xam ne si du bokk ak loolu donc dañ siy bàyyi xel bu baax a baax en tant que soignant ñi yore malade yi ñoom dañ siy bàyyi xel ku nekk danañu vérifier tant que yaa ngi hospitalisé li nga war a lekk li nga war a ba nga fiy jógee boo fiy jógee aussi ñu jox la ay conseils pour boo ñibbee sa kër li nga war a continuer di lekk. soxna Aïda moom loxoom mi ngi si hôpital bi si fépp lépp lu mu yaakaar ni moom mën na koo jàppale hôpital bi rek dina ko fexe ñun ñoo ko dul wax sax mais moom bu yëgalee moom day jéem ñu jàppale donc moom vraiment moo bëggal boppam hôpital bi bëggal boppam di mbébétam daal xam naa ni mooy hôpital bi di yokk fu mu jëm donc fépp fu mën a taxaw rek moom mi ngi siy jéem ku mu xam tamit ni xëy na mën nga si mi ngi siy def loxo. ci confort malade yi
jéem a jàppale si ay ventilation yeeg climatiseur yeeg yooyu ak waa hôtellerie bi moom yooyu daal xam naa ne si lay gën a yëngu lépp lu jë soxal malade bi daal moom mi ngi siy jéem waaw. man ma nekk tabb boobu tamit xam naa mi ngi tombeek rek gis nañu sama ay bàjjen ak sama ay yaay ñu doon def ñu xam ni lii jiitu na ma ndax ñoom tamit presque chef de quartier lañu rek ci fi ñu dëkkee man nag bi ma demee foofu bi ma fa amee kër bi ma ko waxtaanee ak sama borom kër daf ma ne demal ci sëñ Abdou nga waxtaan ak moom ndax yow kat sëñ Abdou sa xarit yéen nekk Tivaouane man sa wax yi bu ma ci dugal ma dem waxtaan ak sëñ Abdou man ma bàjjen fan la foo ko bëggee ma ne ko fële mu laaj ma noo ko bëgg tudde ma ne ko man de seetal ma tur mun ma ma seetal la tur sa papa Khalifa am na sa papa Mansour am na sa maam Alaaji Malick am na ñëpp am na mun ko man de sëriñ bi sax dama doon ñaan suñu ma ko mënee tuddee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mun ma bàjjen yow di def nga loo xam ne jóge nga ju kaw ñun ñëpp lii ñun ñoo ko waroon jëkk a def bala nga koy def mu jël tànkam dem fa ànd faak man ñu seet ko ba la ma fa am ci barke maamam ak baayam ak magam ji ma am ko fa waaw looloo tax bi ma demee biñ ma koy defit yëguma ko comme nii ngeen ñëwee rek la ñu ñëwee oto yi gaar ñoom Alaaji Malick Diop ñu fi nekkoon ñëw dama bañoon sax bañ ba mu yàgg sax xale yi topp ma dem toog jox ma ko affaire ba sax na mu demee keroog ku ko gis sax di nga xam ni lii lu ma bett la waaw lu ma bett ndax fekk na foofu dama faral dem di yendu di fa mbaar ak ay gattax yeeg lu ne ma di ko fa def ànd ak amilo di ko gor nag di dindi ëkk yeeg yëpp soose yeeg ñëpp ñëw di ma ci jàppale ba mu rattax ba tàlli ñu soog a ñëw waaw moo tax tàkkusaan bañ fa jëkk def Serigne Abdou Al Amin bi muy ñëw dafa ñëw jaawal fàtte bés bi fàttewu ko sax dafa ni damay dem Louga ba guddi ma dellu si ñëw ndax bàjjal ay da yëfam yi duma ko bàyyi ñu ñëw nag jàpp ko bu ñu ko jàppee nag ñëw fekkuñu fa fekk ñu pare xam nga sëriñ moom dafa xaw kii tuuti actif tuuti bu ñu ko defee nag mu daal di ñëw ñu daal di dem defar ko ba pare ñëw keroog burdi wuñu dañu ñëw taseeg Serigne Mbaye ak Maodo ak Serigne Mbaye Abdou ak Mansour sama mag ñu àndandoo war a dem jàkka ja bi ñu demee sëñ Abdou ci diggu kër gi ci taatu gi la leen waxee ne wàññi ko leen dama doon dem ci sama bàjjen ay def fekk naa am tas bu subaa ju def ñaari burdu xam nga kooku sa ay càmmiñ yu la may jàmm yaatal la waa taxawu la nga respecté leen ba pare ñu jox la nag seen cër xam nga loolu tamit wax dëgg yàlla waaw saa su nekk di ci ñëw nag di ñu wéttali foofu saa bu dugg see rek sama rankoñ dafay dal sama dënn ndax daf may fàttali turandoom waaw ndax mënoon na ko bañ def waaye mbaaxam ak wayafam moo ko ci indi. di ko sant rek di ko ñaanal yàlla ndax ndey ju seex ju yaatal ginnaawam la ju amul benn dëkk gu gëstuwul benn yoon ginnaawam ñi di ko sant nag di ko ñaanal yàlla bu ko kenn séddaleel ginnaawam yàlla bu ko kenn séddaleel ginnaaw di ñaanal nag sunu waajur bu baax bi ci kaw di sunu papa ju baax ji moom it ni di ko ñaanal rek nag gudd fan ko ànd ak wér ak wérle ci yàlla nag ka yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke Cheikh Ahmed Tidiane Chérif maamam yàlla defal ko soxna si defal ko njabootu Cheikh Hadji Malick yëpp defal nu ko ñun taalibe yi ñëpp ci barke Nabi Musa. waaw soxna Aïda nag moom du ñu noppi di ko gërëm du ñu noppi di ko sant parce que moom dafa bëgg hôpital bi te daf siy def ba ñëpp xam ne daf ciy def di wut ko ci def donc ministère de la santé tamit mënuñu wax santé te gërëmuñ ko parce que gis nañu lu mu fiy def moom tamit bu mu amee bonne volonté boo xam si moom day ñëw di yokk di jàppale dañuy gën a sant soxna Aïda daal moom fu mu waxee rek beral nañ ko cant parce que dañuy gis añ reer ndékki ci kër ni mu mel yow nga gàddu ko pour ay accompagnant ak ay malade pendant des années te yow doo mas a wax
bëggoo sax ku si wax loolu duñu def lu dul di ko gërëm di ko sant vraiment amuñu fayam malade yi tamit population amuñu seen fay donc loolu daal lañu amoon lu ñu siy wax. di leen maa ngi ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii yàlla nañ yàlla may ba mbas mi jóge fi ci kàttanu yàlla def jàmm ci dëkk bi def ko ci réew yëpp ci barke Nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal nag Serigne Mbaye li mu bokk ak waa kër maamam yëpp ñu di ko def yàlla na sotti ci seen loxo ñu fekke ko ci barke Nabi Mustafa yéen ñëpp ngeen dellu si waat ñu toogee di ko waxtaan ni ba ma jox leen ay mbana sax ngeen yéen a koy togg ala nabi wa alayhim ajmain salama rabbina da'i من عم بسحبهم على نبي